Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. dal leen ak jàmm nuyu ni leen bu baax ni ñu koy defee dibéer bu nekk ngi équipe bu hashtag news di toog ni saraax di waxtaanee ci gàpp benn waxtu li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci ayu bés bile ni ma koy defee saa su ne ànd ceeg Mamadou Fall nuyu naa la. di la ziar di nuyu ñëpp sëñ Abdou Khadre Seck. weekend bi nag. alhamdulilah sant yàlla noppaliku rek. loo ñuy indil. deltu ginnaaw lañ koy wax wala waxeet en tout cas daal la xew ci RD Congo moo di opposition bi ñoom dañoo deltu gannaaw ba ñu àndandoo ci nekk tànn ab candidat ñaar ñu ci mel ni Tshisekedi ak Vital Kamerhe daal di waat génnaat ci ginnaaw di accord bi nga xam te ni moom la ñu dippee accord de Genève. man fii laay toog alxamis gi ñu weesu ñi nga xam ne nag moom mooy expert yi ku jégi yónnee woon ngir ñu mën a càmbar li nga xam ne mooy fichier électoral bi ci ministère de l'intérieur dañ leen delloo liñ leen indil nag ci wax mooy front de résistance nationale ñoom amul benn entité juridique bu leen may nag ñu mën leen ko jox ñaareel xaaju émission bi Ndiaga Gueye lañ fay dalal moom nag moom moo jiite association sénégalaise des utilisateurs des TIC maanaam ñi nga xam ne nag mooy sénégalais yi jëfandikoo li nga xam ne mooy xarala yu yees yi ak moom dinañ waxtaanee ci ab projet de loi boo xam ne nag ci wàllu communication électronique la ak article 27 bi nga xam ne nag moo jur coow yi ak itamit nag kilifa yi liñ bëgg maanaam nag xoolaat bu baax internet ndax gis nañ ci nag ay saaga yu ni mel ci wàllu woowu droit de l'homme maanaam nag ak yelleefu doomu aadama ak yenn liberté yi moom ci wàllu ère bi ñu toll ni mooy wàllu numérique dinañ ci waxtaanee waaye Mamadou nag yow lañu njëkkee ginnaaw nag bañ fàttali ni mën ngeen ñu déglu ci vibradio.sn lan nga ñu indil tey. ni ma la ko waxee ci bopp bi RD Congo moom la fa xew mënees nañ wax ni lii guléet la mosuñu ko gis ndaxte kat ñoo xam ni dañoo dugg cib saal nekkoon fukki fan ak benn novembre 2018 Genève di opposition ba daje daal di tànn Martin Fayulu am na toll juróom-benn fukk ak ñaari at toll woon ci juróom-ñaar waxtu wala bokk ñu teg ci bés rek Félix Tshisekedi bu UDPS ak Vital Kamerhe bu UNC ñoom daal di rek génnaat ca wax jooje nga xam te ni dañ ko xaati moon ba noppi la ko waral ne ñu rek pression boo xamante ni dafa amoon ca pays réew ma ñeel seen militant ndaxte kat nee ñu ñaar ñooñu yëpp dañ leen tànnoon ngir daal leen investir ci élection yi nga xam te ni ñaar fan ak ñett ci décembre lañ ko jàpp mu nekk nag bu amee gulet boo xamante ni am na ci transition pacifique gannaaw ba rek Zaïre nekkee ci atum 1960 ba léegi waaye li mbir daal moo di foofee am coow loo xam ne taxaw na fa mu di machine bi nga xam ne moom la ñu dippee rek machine à voter bi di boo xam ne dañ ko defaree foofee ca Corée du Sud am ñu ni nag boobee ak càcc dong lay indi waaye daal am na ci ñoo xamante ne ñoom avec ou sans machine bi ñoom dañ cee dem laaj bi Abdou Khadre nekkul foofu laaj bi moo di nii daal di rek xaatim ab mbir ba noppi daal di wëlbatiku génn ca ndax loolee ci déggoo gi nit kookee ko def dafay taxaw ci àddina wër nga képp ne leen man mi bu leen ma wóolu bu ma leen diggee benn mbirit bu ma ko defee wala boog ëllëg jàpp leen ni bu ma ci génnee bu mu leen jaaxal loolu nekk question boo xamante ni war nañ ko mën a posé waat te nag mi ngi tàmbali di am fi nga xam ni moo di ci déndu Afrique ba ci mujj moo di foofu ci RD Congo Abdou Khadre moom dinañ ci xamaat dara ci ñoom élection yi ñu jàpp ni ko ci weeru décembre bi ñu dëkkmal man mi leen nag nii ci wàll bi may génnee politique la niñ ko diggee woon noonu lañ ko defee ku jégile ñoom nag dañ ne woon dañuy yóbbu ay experts ñu dekk de ministère intérieur ngir mën a saytu càmbar bu baax fichier électoral bi waaye bañ feggee nag njiitu ko jëwriñ ba fa ne di Aly Ngouille Ndiaye da leen nag delloo ndax da leen xam leen ne front de résistance nationale mile moom nag ci wàll bi yoon kenn reconnaître ko waaye nag li mu leen xamal mooy ubbi na buntam ñoom ñooñu di waa PDS ak ñooñoom ngir nag su fekkee ñoo ngi nekk ci cadre bu légal rek ñu war nag ñëw ngir xool di saytu gi ñu bëgg ci li nga xam ne nag moom mooy fichier électoral bile ñuy hashtag yi jeex ñu ne sarax si ñaareelu xaaju ko émission bi ni ma ko waxee woon Ndiaga Gueye moom la ñuy dalal moom nag moom moo jiite association des sénégalais des utilisateurs des TIC maanaam nag kuréel bi nga xam ne moom moo boot sénégalais yi jëfandikoo lii te xarale yu bees yi ñu neñ la di la dalal ci Vibe Radio. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. waaw ci hashtag yi man ak Mamadou ban nga ci bëgg a dellu si. waaw man de li dal opposition bi fële sa place Washington loolu day rafetlu wu ma ko ndaxte démocratie boo ko gisee li ko yore mooy waxtaan ba juboo démocratie kenn du ko nattee ci parti politique yu bëri démocratie kenn du ko nattee ci élection yi démocratie yi ngi koy nattee ci ñaar moom mooy wax sa xalaat mooy liberté d'expression ak délibération mooy waxtaan donc daal doon nañ rafetlu bu ñu créer les conditions ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo seq élection ñu mën a toog waxtaan ba juboo ci li xam ne moom moo ñoo soxal Sénégalais yi muy élection 24 février 2019 yi. ñu ne ñenn ñi ne internet daanaka day tasi kër ndax rek fa ay bés bi rek am na ay ñaan ñu doon waxtaanee seen waxtaan génn ci àdduna bi yëpp ba xam na nag daanaka wax ji bari ñu ne ndax dañoo war a moytu léeg-léeg internet.
waaw léegi moom kay yu bëri ñu ngi koy wax ci internet bi mais lii indi yooyu mooy ñàkk a xam ñàkk ñuy jëfandikoo internet bi xam nga bi ñu fi indee oto dañu fi jàngal nit ñi lan mooy code de la route jàngaleen naka la ñuy dawalee oto bala ñu leen teg ci tali bi donc kuy dawal di nga xam lan nga war a def pour moytu def loo xam ne day gaañ nit wala muy gaañ sa bopp. internet nag bi ñu ko indee nag yooyu yëpp jaaruñ ci dañ ko indi rek jox ko nit ñi te nit ñi duñ xam yan danger ak yan problème nga mën indil sa bopp boo jëfandikoo internet bi. moo tax daal ñu doon ñaax autorité daal pour bu fekkee daal lu ñu mën def daal ba gën a yokk sensibilisation yi programme de formation pour wax Sénégal yi naka la ñuy jëfandikoo internet bi te loolu des na lu bëree bëri parce que boo xoolee page Facebook bu brigade de cybercriminalité xam na dafa war di jàppale Sénégalais yi si naka la ñuy jëfandikoo xarale yi pour moytu piège yi boo xoolee page Facebook de police de la cybercriminalité depuis 2016 amul mise à jour aucune information publiée boole ko commission de protection de données des personnes xam na aussi moo war a aar Sénégalais yi si ni ñuy jëfandikoo xarale yu bees yi ak réseaux sociaux yi ak internet bi boobu aussi ñi ngi def liggéey bu rafet de bu macha allah mais seen doole demul noonu trop donc doon na baax nguur gi bu ñu yokkee seen i doole pour que ñu gën di sensibiliser Sénégalais yi si li leen mën a dal si bu ñu utiliser internet. kon mën nañ ne kilifa yi ñoom dañ ko desee jox fulla. waaw xam nga dëkk bi dafa bëri problème dafa bëri priorité xam nga ni ki boo nekkee problème santé yi ni mu taree si dëkk bi ay problème éducation bi gis nga ni mu taree si dëkk bi ay problème ndox mi ni mu taree si dëkk bi donc xam nga yooyu bu taree ba tar affaire xarale yu bees day nekk loo xam ne daal moom la ñu mujjee xalaat mais gëm naa ne buñ gën a jàppale commission de protection des données personnelles nañ def liggéey bu mucc ayib pour aar Sénégalais yi si xarale yu bees yi. ASUTIX yéen a ngi utilisateurs yi internet. yéen nan ngeen ci taxawee foofu. waaw ñi ngi def li ñu mën léeg-léeg ñu def ay programme de sensibilisation mais xam nga association Sénégal ñoom amuñu moyen parce que Sénégal yi boo leen ne kaa leen cotiser sax ku nekk 1000 francs par at sax doo gis kenn donc difficile léeg-léeg ñu am nag ay financement ay bailleurs di ñu financer pour ñu def ay programme de sensibilisation. ay politique di leen financer. waaw. c'est que yow bu leen di coow fii c'est que bàyyil wax jooju. ñu jàll ci beneen extrait. waaw ngir mën a waxee également projet de loi bi nga xam ne communication électronique moom moo ko tax a jóg ak article ba lan mooy communication boobu laa ñu dugg ci article bi. projet de loi bi mooy mbiru xarale yu bees yi moom la ñuy wax mooy internet moom mooy réseaux sociaux yi ak mooy téléphonie mobile bi. léegi nguurug Sénégal ci juróom-benni fan ci mois de juin bi ñu génn dafa xaatim yoon bu bees ñu tuddee ko projet de loi portant code des communications électroniques muy yoon boo xam ne moo war a caytu ni Sénégalais yi di liggéey ci xarale yu bees yi. xaatim boobu nag bañ koy def nag dañ dem jëli benn kërug tubaab pour ñu dikk defar ko ñun nañu nekk loo xam ne ñu rafetlu wuñ ko parce que ñun dañ gëm ne dëkk bi Sénégalais yi ñoo koy tabax. donc lépp lu nguur gi di war a def Sénégalais yi la war a jiital rax si dolli ñi bind code 2011 bi nga xam ne moom la ñuy yeesal ay Sénégalais la te ñu ngi si dëkk bi ba tey donc defe nañ ne nguur gi bu soxlawaatee benn code bu bees si mbirum xarale yu bees yi Sénégalais yooyu xam ne am nañ xam-xam bu wér si mbir boobu ñoo ñu war a woo pour ne kaay leen kat ngeen defaral ñu code bu bees boobu. waaye nguur gi deful loolu ab benn consultant tubaab nag la dem jëli boole ko benn Sénégalais rek pour faire de la figuration. moo tax ñun code ba bañ ko gisee gis nañ si ponk yu bëri yu doy waar am na jafe-jafe yu bëri yoo xam ne Sénégalais yi ngi koy dund si mbirum xarale yu bees yi te code bi du ko saafara pour jox la si benn exemple mooy mbiru dalal toon yi mooy sonnerie personnalisée yi ñu ko tuddee si tubaab contrat à distance kooku fi ne nii amul benn cadre bu koy encadré mooy que opérateur moo tax ba léegi day jël xaalis yu Sénégalais yi di activer ay seeti ñoom sax duñ ko yëg te normalement yoon bi bees bi da ko waroon saafara mooy que kat contrat à distance yi kenn dootu ko mën a def à distance pour mu am il faut nit ki dem si agence signer benn contrat ba la ñuy jël xaalisam muy benn boo xam ne saafara wuñu ko. beneen bi mooy que fii képp ko am jafe-jafe ak benn opérateur parce que yóbbu na sa 1000 francs wala sa téeméeri dërëm lan ngay def dara ñaxtu ba sonn rek toog jàpp sa njàmbur te 1000 francs boobu ñuy jël si yow moom la ñuy jël si ay millions de donc milliards yi ñuy am si lu bëri si foofu lay jógee. ñu ne leen nag comme loolu jafe-jafe la dañuy def lu ñu tuddee si tubaab l'action collective wala anglais class action mooy ñëpp Sénégal yi nga xam ñu ngi dund benn jafe-jafe ñoom ñu booloo nekk kenn pour mën a dem tribunal pour attaquer opérateur boobu defuñ si dara. donc pour wax ne am na yu bëri yoo xam ne
code bi waroon na ko saafara te saafara ko. mais li si gën a doy waar nag. ñu jël pause bu ndaw gën mën a yaatal article 27 bi nga xam ne fi nga bëgg a taxaw hashtag news ngeen di déglu mais fàttali rek Ndiaga Gueye la ñuy dalal ñu jël pause ñëwaat. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. yéen a ngi ci hashtag news ba léegi ñu ànd ci nag président association sénégalaise des utilisateurs des TIC Ndiaga Gueye mi ko jiite ñuy wéyal waxtaan bi dinañ taxaw ci article 27 bi nee ngeen menace la ci nan la doon nekk menace ak lan moo ne ci biir article bi. waaw code boobu dafa am benn article bu tudd article 27 ñu tuddee ko mesure raisonnable de gestion du trafic mooy daal jumtukaay yi ñu war a jël pour ñàkk internet bi ni muy doxee Sénégal léegi article 27 boobu dafa wax ne. Opérateurs yi mooy ñuy jaay téléphonie ak internet fournisseur d'accès internet mooy ñi nga xam ne internet rek la ñuy jaay mun nañ sukkandiku ci ay jafe-jafe technique wala ay jafe-jafe kaaraange sécurité wala sukkandiku ci décision de justice pour jël ay jumtukaay pour ñàkk ni internet bi doxee ponk bi mujj nag ci disposition boobu dafa wax ne autorité de régulation bi mooy ARTP moom aussi pour fësal jongante bi ci mbirum xarale yu bees yi mooy économie numérique moom mun na jox ay autorisation opérateurs yi ak fournisseurs d'accès internet pour ñoom aussi ñu jël ay jumtukaay pour ñàkk ak sàmm ni internet bi doxee Sénégal loolu boo ko faram-fàccee moo di ne léegi loi boobu bu ko assemblée voté opérateurs yi ak fournisseurs yi ak ARTP am nañu léegi droit pour wàññi doole internet bi mooy ralentir ko buñ gisee lu leen gisul ci internet bi ñu faagagal ko mooy supprimer ko mën nañ mettre di caytu li Sénégalais yi di def ci internet bi loolu ñu tuddee censure internet maintenant loi bi bu jàllee mooy am na cadre légal maintenant pour censurer internet bi te loolu dafa am ay conséquences économiques mooy dafa am conséquences ci koom-koomu Sénégal dafa am aussi ay conséquences ci àq ak yelleefu doomu askanu Sénégal ci xarale yu bees conséquence koom-koom yi mooy conséquence économique bi mooy que léegi opérateurs yi nañ mën a def ni ñuy tuddee internet à double vitesse mooy internet bu gaaw ak bu yéex xale yëpp ngay gis ñuy daan seen doole di defar ay vidéo di ko yóbbu ci YouTube pour mën a am tuuti xaalis ñooñu bu ëllëgee opérateurs yi mën nañu wax ne kat yéen vidéo yii Sénégal yi di seetaan man duma ci am dara te mi ngi jël sama ressource réseau bi yëpp donc dama koy jël ci internet bu gaaw bi yóbbu ko ci internet bu yéex bu ko defee kenn dootu ko seetaan mooy que naxasal nga liggéeyu sénégalais yooyu yëpp. internet à péage aussi dañ ko fi indi moo dina léegi da ngay jënd pour dem internet waaye boo bëggee jot ci beneen jumtukaayu internet ñu ne la fayal jox la exemple da ngay dem ci benn opérateur jënd fa connexion internet boo bëggee jot ci WhatsApp ñu ne la fayal donc da ngay fay ñaari yoon muy internet à vitesse à péage donc loolu loi bi dina ko may opérateurs yi ñu def ko boole ko day faagagal ak yelleefu doomu aadama yi ci xarale yu bees moo di ne léegi lépp loo bëgg a gis ci internet bi bu fekkee ñoom neexuleen mun nañ la ko xañ lépp loo bëgg a dugal ci internet bu leen neexulee mun nañ la ko xañ rax ci dolli ñoom pour ñu def liggéey boobu mooy ñàkk ak sàmm ni internet bi doxee il faut ñu di ay jumtukaay yoo xam ne mën a surveiller li nekk ci internet bi di ko xool di ko xam bu ko defee ñun ñëpp mën nañu surveiller surveillance de masse des Sénégalais sur internet ba actuellement képp ku wax dara ci internet bi wala képp ku def dara ci internet bi ñoom mën nañ la gis mën nañ ko xam muy nekk nag loo xam ne lu doy waar la parce que boo seetee ci vie réelle bi nii yow mënoo jël sa téléphone di woote ñu lay déglu yoon da koy bañ mënoo jël lettre envoyé ko par la poste ñu koy ubbi di ko xool yoon da koy bañ mais fi mu ne nii ak cadre légal bi nekk Sénégal boo jëlee email envoyé ko ñoom bu fekkee dañ xalaat na yow mi kat danger nga pour ñoom mën nañ ko ubbi xool ko yow boo jëlee sa téléphone di woote par WhatsApp wala Telegram wala feneen ñoom bu leen neexee mën nañ la déglu benn yoon terewu leen te boo seetloo constitution Sénégal article 10 dafa wax ne secret des correspondances mooy lépp luy communication boobu mooy booy wax par téléphone wala nga bind bataaxal par poste kenn amul droit xool ko xanaa yoon wax ko mais ci xarale yu bees nag loolu amul moo tax ñun ñëpp on est en danger. ci beneen wàll moom ji exemple la mën nañ toog rek élection jot ngoon résultat di waaj a génn rek ñu tëj internet lu mën na ne fu mu toll nii. loolu lu mën a am la cadre légal censure internet bu xasee ba jàll assemblée nationale mun nañu xool jouru élection yo wala veille élection yo wala jour ba ñuy publier résultat yo ñu wàññi doole internet bi
ne ko tapit bloqué réseaux sociaux yi boo waxee fu ñu koy ñi opérateur ne dama am ay problème technique loo si mën boo waxee opérateur dama am ay problème sécuritaire loo si mën mënoo si def parce que yoon moo leen ko may donc fi mu ne nii élection yi di jub si mën nañu couper moyen de communication ba képp kuy candidat doo mën a communiquer avec tes partisans képp ku nekk si société civile di def le monitoring mooy la surveillance des élections di caytu ndax élection yi dina jaar yoon fépp foo envoyé observateur doo mën a communiquer ak moom yéen ñii di am ay reporters partout jour boobu di ngeen am sax ay problème pour communiquer avec vos reporters fekkee par jumtukaay yu bees yi lañ koy jaarale donc mu ne loi bi bu jàllee mën na tax ba transparence du am si élection yi ñuy jub si moo tax ñun ñu lëkkaloo ak 305 organisations société civile ñu def benn déclaration demande député Sénégal yi bu ñu leen indilee loi boobu dañ ko caytu amender ko changer ko pour que élection yi ñuy jublu. tontu nañ leen. tontuwuñu au mois d'octobre par service courrier assemblée envoyé nañ bataaxal député sénégalais bi leen wax danger yi nekk ci loi bi donc ëllëg kenn du mën a wax ne xaw ma woon yëgu ma woon xamal nañ leen maintenant la liste nag ñoom la ak askan bi ñu xool ndax nañ sàmm li baax ci askan bi. ci beneen wàll wax nga ko sànq nee nañ dinañ mën a contrôler ak jamono ji ñu toll coow li bari ñu naan nii di saaga fii ñii di kii est-ce que loolu sax du doon naka du doon sax pexe ak yoon ngir ñu mën a nag jéem a réguler. waaw saaga seeg wàññeeku. waaw si code bi dama bëgg a leeral dara loo xam ne jotuma ko wax si français bi am na ñu bëri ñuy wax naa dañuy yóbbu assemblée nationale benn loi boo xam ne day xeex saaga yi ak wax yu ñaaw bi si internet bi naa code boobu loolu amul ku wax loolu yaa ngi def désinformation code boobu mooy code. communication kon bokkul mais ki nga xam ne nag moom moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom moo ne dinañ ko si yóbbu loo xam ne day réguler dérive yi. mais ban loi la wax ban loi la wax bokkul ak bii nag. ñoo ngi saytu xool nees def. waaw pour leeral man nag maa def transition pour dire que est-ce que sax léegi ak saaga yooyu contrôle internet jot. man dégg naa. ñu bëri naa. kon ñàkk déggoo la benn loi projet code télécommunication bu ñu fa yóbbu pour xeex. saaga yeeg wax yu ñaaw bi ci internet bi yooyu yëpp pour bëgg sénégalais yi accepter lu yoon bii pour mu jàll mais loolu amul ci loi bi code projet communication bi amul fenn fu ñu bind réseaux sociaux amul lenn fu ñu fa wax ne dañ koy yóbbu dañ fi xeex réseaux sociaux du ci exposé des motifs yi du ci objectif amul benn disposition amul benn article bu wax waxi réseaux sociaux sax donc loolu taxu koo jóg code bi li ko tax voilà loolu taxu koo jóg ñi ngi nax nag sénégalais yi pour bëgg rek code bi bu jàllee buñ ko yóbbu assemblée mu jàll mais loolu taxul code bi jóg de. waaw ci dérive nag léegi. yow jàppoo ne. waaw na itamit nag comme cooli bay na di chaque jour dañuy dégg saaga na kii def na lii kii ci internet mu ngi bëgg a tàmbalee bari. du jotul nag waaw. li nga wax. ñaari tontu laa si am mooy li nga wax daal ne saaga yi bëri na ak jot na ñu réguler internet bi pour wàññi saaga. waaw dama lay laaj yow. waaw fa laa jëm. déjà ñun d'accord nañ ne ay saaga am na mais mu ñu sukkandiku ci ay quelques événements pour tirer une conclusion générale qui s'applique à tous les Sénégalais loolu mun tam boo fàttali ko en 2017 toute la presse titrait augmentation de la criminalité au Sénégal yow ñu ngi ko basé woon sur quoi sur 3 ou 4 faits divers hyper médiatisés et relayés par la presse. Il a fallu ministère de l'Intérieur def un communiqué pour dire que non seulement la criminalité n'a pas augmenté mais elle a baissé pour que presse bi arrêté def loolu. C'est la même situation qui se présente actuellement ñi ngi diaboliser les réseaux sociaux sur 3 ou 4 faits divers pour dire donc les Sénégalais yi defuñ jëf ju ñaaw ci internet bi maintenant nag y a des cas relayés par la presse hyper médiatisés par la presse. mais est-ce que cas yooyu tamit jot ñu teel ci taxaw ngir mu jox la ay firnde ne loolu ñuy wax mënuñ ci tirer conclusion générale boo xoolee rapport ministère de l'Intérieur bu 2017 boo xoolee jëf ju ñaaw yu ñu def ci par internet boo xoolee ci rapport bu 40 lañu en 2017 jëf ju ñaaw yu ñu def ci dans la vie réelle 645 lañu boo xoolee rapport 2015 bu ministère de l'Intérieur rapport d'activité jëf ju ñaaw yu ñu def par internet juróom lañu. juróom ba 40 jar naa tamit d'accord naa si y a une tendance à l'augmentation. mais ba tey waxuñ ndax Sénégal lañ wu ay étranger lañ de dañ ne rek jëf yi ñu def. waaw biir Sénégal lañ ko defee. waaw biir Sénégal lañ ko defee. mais dama ne entre 40 et 645 fan la jëf ju ñaaw ji nekk entre 5 et 848 fan la jëf ju ñaaw ji nekk ma rax si dolli leneen boo xoolee rapport Facebook parce que Facebook chaque 6 mois day génnee rapport de transparence buy wax gouvernement yi bataaxal yi ñu koy bind pour nag jëf ju ñaaw ji nekk si réseau bi dindi ko fa
bu mujjee génn bu 2017 bi Sénégal benn yoon la bind ne Facebook nag génnal ñu jëf ju ñaaw ju nekk ci réseau bi. Google rapport de transparence depuis 2009 ba tey ñaar yoon la Sénégal bind pour des faits de diffamation daan ne Google des référentiels ñu dindil ñu ci internet bi wax ju ñaaw ji donc ana wax ju ñaaw ji tax ñuy wax fii xam nga lan moo am. ay fake news aussi bàyyi na de. mais ñu naan kii dee na kii te deewul. kii wax na léegi première question ma lay la sax lan mooy fake news. fausse information maanaam. mais lan mooy fausse information. xibaar bu dëgg. xibaar bu dëggul dañ fi. c'est quoi une information qui n'est pas vraie. mooy lu dul dëgg. mais c'est quoi comment tu le prouves. xam nga en France naka lañ ko njëkk a définir. mais attends internet nañ ñu mu gaaw internet yàgg nañ ne kii dee na. artiste bi dee na artiste bi woote ne man deewu ma. les fausses informations. je vais vous dire. le débat existe en France. ci àdduna bi yëpp. France déjà bañ génnee définition lan mooy fake news fausse information. lan la coow la ne kur xam ban définition lañ njëkk a génnee. c'est une information sans preuve loolu mooy fake news. xam nga ñan ñoo njëkk a taxaw ne lii du fa amee. l'association des journalistes de France. ñoo taxaw ne que définition bii buñ ko jàppee ne mooy fake news ñun dootuñu liggéey parce que ne journaliste indil say preuve mooy dévoiler sa source. mooy dootoo liggéey. donc déjà France coow laa ne fu kur. et pourtant kii indi projet de loi fake news boobu dund na lu métti ci élection yi amul wax juñ ko deful attaqué nañ ko même dans sa vie privée tere na français yi fal ko loolu pour wax la ne ay waxi fake news dañ koy jéem a dugal suñu bopp pour indi ay prétexte pour accepter Sénégalais yi accepter ay lois yoo xam ne day faagagal seen ak seen yelleef ci as xarale yu bees yooyu. donc pour revenir ci li nga wax ci les dérives sur internet déjà ñun nee nañ ne loolu raccourci la. pour gëmloo Sénégalais loo xam ne amul parce que mënoo basé sur 40 Sénégalais sur 4 millions d'utilisateurs pour ne Sénégalais dañuy jëf ju ñaaw ci internet bi. ba ko naka la ñuy réguler internet foo tourné ñu ne dañuy réguler naka lañ koy réguler naka. amul pexe. naka. laaj naa la ko yow mi ci xarañ. gouvernement bi ba mbir mi commencé ba tey lan lay def mooy arrêté ñi nekk ci ñi def jëf ju ñaaw jooju yóbbu tribunal tëj kaso mooy la répression taxul mbir mi arrêté loolu saafaraw ko beneen bi. lan la gouvernement mën a def bu amee benn sur information buy circuler sur internet lu gouvernement mën a def bind Google lettre bu rafet naa ne ko Google ka ñun gis nañ benn information boobu de baaxul ci ñun dindil ñu ko kañ la koy Google di def kenn xamul. réseaux sociaux yi muy Twitter ou Facebook bu amee information bu fay circuler bu neexul gouvernement bi lu gouvernement mën a def bind Facebook wala waa Twitter ñooñu kat yii information dindi leen ko kañ lañ koy def kenn xamul bu fekkee sax dinañ ko def donc. lenn la gouvernement mu def ne tàppit internet bi ñun ñëpp ñu yem si. te loolu musiba la musiba lay doon. te loolu musiba la pour ñëpp. ngir tëj ci waxtaan bi leen dab nañu temps bi yéen da ngeen di saytu bu baax di xeex itamit di aar di ak yelleefu doomu aadama yi ak liberté fondamentale ci internet nga yaakaar ni état des lieux suñu réew mi fu mu toll. ñu tëj waaw affaire ak yelleefu doomu aadama yi si xarale yu bees yi bëri na. lan mooy àq ak yelleef doomu aadama si xarale yi mooy droit d'accès à l'internet mooy nga parce que le droit d'accès jot si internet léegi droit de l'homme la dañ ko reconnaître mooy liberté d'expression boo nga mën a wax sa xalaat mooy sécurité mooy que booy nekk si internet bi nga nekk si comme booy dawal oto nga nekk en sécurité ba xam ne dara lu ñaaw wala lu bon du la mën a dal beneen droit de l'homme bis nag mooy le droit à la vie privée mooy que boo fa nekkee si internet lépp loo fay def mu xam ne ça te concerne personnellement kenn du ko exposer sur la place publique te loolu nag des na lu bëri même li ñuy wax le secret des correspondances électroniques aucune loi du ko garantir au Sénégal mooy que boo envoyé email boo jëlee sa téléphone di wax par WhatsApp wala leneen képp ku xalaat ne yow mii kat danger nga mën nañ la déglu wala di xool la ngay def. te loolu dans la vie réelle yoon da koy bañ. Babacar dégg na la. donc amuñu vie privée sur internet ak les réseaux sociaux. mu nekkoon nag chaque news fii lay yam ñu lay gërëm si ñëw bi nga ñëw fii ci Vibe Radio. waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant si waxtaan bi di yaakaar rek ne wax ji askan bi dina si jëlee loo xam ne na ko amal njëriñ. incha allah maa ngi woon ak Mamadou Fall ak Babacar jox leen gi daje ci dibeer bi ñu dëgmal incha allah. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio.